voilà donc justice Pape Ndiaye mu mel ni ci fukki poñ moom nga koy daal di def. ñu njëkkee ko ci fraude bi nga xamante ne moom moo amoon ci baccalauréat 2017. waaw xam nga dugg nañ ci année judiciaire bu bees bi 2018 kon day jaar du ñu def le point par rapport ak li nga xamante ni moom mooy dossiers yi nit ñi xam au moins dossiers yi nga xam yu siiw yi ñu fi doon dégg yëpp fan la toll. alors su ko defee kon moom bu ñu mënul tudd lépp rek ñu daal di koy tënk ci 10 dossiers yu siiw yoo xamante ni tàmbale woon nañ ko ci 2017 fas yéene ko yeggali ci atum 2018 ma doon proposé rek balaa ñuy commencé di càmbar dossier par dossier ñu ànd ak régi xool benn résumé mboolem dossiers yi nga xamante ni jaaroon na fi ci atum 2017 su ko defee kon ñu tàmbalee jàngat bi foofu noonu. d'accord atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñaar mu di at mi ñu génn mu bëri ay yëngu-yëngu lool ci wàllum yoon niki juróom-ñeenti fan ci weerum sanwiye daanaka ci njëlbeenu at mi ñu daal di yàqate makkaanu parti socialiste gi nekk ci Colobane ñu jàppoon ci Bamba Fall di maire bu Médina ak ñenn ci ay militants yu parti socialiste attekat bi daal di leen di yóbbu ca kasob Rëbës ginnaaw bu leen Ousmane Tanor Dieng clamé ci yoon Bamba Fall ak ñamu àndaloon ñu daal di leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër ginnaaw bu ñu tëddee ñaari weer ci kaso googule niki fukki fan ak juróom ci weeru février ci mbiri Ndiaga Diouf di ndaw loolu la ñu reye woon ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz ñu daal di ko ciy tëj ñaari atu kaso waaye juróom benn weer yi kottu moom la waroon a tëdd moo ne day procureur bi sax mi ngi doon sàkku ñu tëj ko lu tolloog fukki atu kaso waaye nag maire bu Mermoz Sacré-Cœur mu jëw ñu koo sax tëj ci kaso gi ndaxte tëddoon na ba noppi juróom benn weer yi ci jamono yi Abdoulaye Wade nekke woon njiitu réew mi niki ñaar fukki fan ak ñett ci weer woowulee Toussaint Manga ak Fatou Ndaw ñu daal di leen di bàyyi ñu tëjoon leen ginnaaw bu ñu doon amal ay yëngu-yëngal niki bi cour de répression illicite daane woon Karim Wade lu tolloo ko juróom benn atu kaso Cheikh Sène moom itam mu daal di tëdd benn atu kaso bu dee Moussa Mané Serigne Abo Mbacké Thiam ak Abdourahmane Ly ñoom ñëpp juróom benn weer kottu la ñu def ci kaso gi juróomi fan ginnaaw loolu lee mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ñu daal di jàpp Mansour Diop ñu gën koo xam ci Thialé moom sax mi ngi rëcce woon ca kasob Rëbës moom Thialé moomu le ñi ngi koy tuumaal ci ay ñaawteef yu bari bokk na ci ay agression ba ci sax ay braquage benn fan ci weer wi ci topp mu di weeru mars ñu daal di jàpp ay groupe defkatu ñaawteef di leen taqal ci faatug étudiant marocain bi di Mazine Chakiri ñu jàppaale sax yeneeni defkatu ñaawteef yoo xam ne ñi ngi leen di tuumaal ci dajji gu ñu dajji woon station Touba Oil ba nekkee ca Thiès ak ay agence Wari yu nekkee ci Jëppal ak Castor juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu daal di jàpp Khalifa Ababacar Sall di maire bu Ndakaaru ak juróom-ñaar ci yu muy liggéeyandool ca mairie boobule ñu di leen tuumaal wàllum njuuj njaaj ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ñoom juróom-ñaar yooyu la sax moo di Mbaye Touré Fatou Traoré Ibrahima Yatma Diaw Amadou Makhtar Diop Yaya Bodian Mamadou Oumar Bokum ak Ibrahima Touré niki ñaar fukki fan ci weer wi ci topp mu di weerum avril ñu daal di sulliwaat mbiri Thione Seck waaye bile yoon nag dañoo ñëwoon ne dañuy tijji malet ba nga xam ne moo def faux billet yooyu le mbetteel gu rëy nag la ci takk der yi àndal ndaxte waa gendarmerie dañ doon xamle ne lu tollook ñeent fukk ak juróomi milliards moo ca nekkee bi ñu ko tijjee ay musuwaar kottu la ñu fekk ca biir malet boobule moom Thione Seck sax bi mu jàkkaarloog attekat bi mer ba futu la def ci ay kàddoom mu ciy xam ñoo ma nax daal di jël samay koppar boole ceeg di amal ay ñaawteef di ko jëmale ci man ngeen gis loolu yépp terewul nag ngeen di ma topp man lii sax daanaka mënumaa xam lan moo ko wundu lu tolloog ñeent fukki at a ngi nii may yëngutu ci wàllum musique ci samay way yeete naa ci ba tàyyi boole ceeg di jéem a yaraale ndaw ñi kon nag lii ñépp a xam ne du lu ma mérité mu di ay kàddu yoo xam ne Thione Seck moo ko yëkkati bi mu doon jàkkaarloog attekat bi ki fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ci topp ki fi nekkoon jëwriñ ju njëkk di Abdoul Mbaye ñu daal di koy bàyyi ginnaaw nag bu mu amee woon ay jafe-jafe ci wàllum yoon ak ki fi nekkoon soxnaam di Aminata Diack moom Aminata Diack moomu la sax li mu doon toppee Abdoul Mbaye bokk na ci ne dafa soppi seen certificat de mariage ba nga xam ne da cee signé woon ne benn jabar lay am mu daal di koy soppi ñu defal ko ci ne mën naa am ba jabar yu bari ku fi nekkoon soxnaam sax mu doon sàkku ngir mu fay ko lu tollook 200 millions ci sunuy koppar waaye nag ca mujjantal ga Abdou Mbaye la ñu jox dëgg ci kaw Aminata Diack moomule weerum soin itam ñu nemmeeku ci ay jàpp yu bari bokk na ci Ouley Mané Penda Ba ak Ami Collé Dieng di waykat bi ñoom ñëpp nag ñu jàpp leen ci weer woowulee ginnaaw bu ñu doon yëkkati ay kàddu yu ñaawteef di ko jaaralee ci réseaux sociaux yi waaye nag ay bés yu néew kottu la ñu def ci kasob camp pénal gu Liberté 6 ñu daal di leen di bàyyi ñu ñibbi laataa sax ñu di leen attee niki ñaar fukki fan ci weerum soin woowule ba léegi pencum ndaw réew ma ñu daal di fay wote sartu yu yees yoo xam ne mooy ëmb méccum tasum xibaar mu nekk nag xeex bu rëy boo xam ne mbootaay gi ëmb kuréel yi nekk ci wàllum tasum xibaar ñoo ko doon amal weerum sulet moom itam daal di ñëw jël wàllam ci coow yi bokk na ci sax niki baccalauréat biñ ci doon amal ci weeru ñu nemmeeku ci ay càcc ak i njuuj njaaj ñu di ko wax wàllum fraude
ñu woowoon ci sax ci kanam àttekat bi lu tollook ñeent fukki nit ak ñaar ñett ñi ña ngay liggéey ca kër ga nga xam ne ñoo koy saytu mu di office du bac ku nga xam ne mooy proviseur bu lycée bu kawoon ñetti jàngalekat ñaar fukk ak ñetti candidat mu di ñoo xam ne dañ doon amal bac bi ci at moomu la di atum 2022 ak seen nas ndaw soo xam ne amoon na bac bi sax ba noppi ci at ma ko jiitu waaye nag ca mujjantal ga àttekat bi juróom-ñetti kottu la ci tëj ci kaso gi su dee ndonga yi moom ñoom ñëpp dañu leen a bàyyi ñu ñibbi waaye nag dañoo teg ci seen kaw lu ñuy wax contrôle judiciaire maanaam heure bu leen yoon soxlaa dañ leen di jëliwaat indi ci ngoon ak fukki fan ak juróom ci weeru suleet googule Sénégal fanaanoo njàqareeg tiis rawatina waa Mbuur ginnaaw bu miiru stade Demba Diop màbbee lu tolloog juróom-ñett ci seeni doom seeni bakkan des ca suufu miir boobule fukki nit ak benn ñu daal di leen ci jàpp fukki yi sax ay supporters yu union sportive bu Wakaam lañu kenn ki di ndaw buy wuyoo ci turu Bada Fall moom nag li waral ñu jàpp ko bokk na ci ne da doon kañ ñaawteef yooyu la nga xam ne ma nga amee ca stade Demba Diop niki weerum août ñu daal di tëj doomi France ak benn bii di Kémi Séba ginnaaw bu mu taalee kayitu junni bi ñu doon amal ay manifester jëmale ko ci kaw sunuy koppar mu di franc CFA moom nag bi mu doon jàkkaarloog àttekat bi ñu daal di koy bàyyi moo ne day ki nga xam ne moo di procureur sax da doon sàkku ñu tëj ko lu tollook ñetti weeru kaso weerum septembre di weer wi ci topp ñu daal di tëj ñu doon wattu kaaraangewu Cheikh Amar ñoom sax bokk na ci ñaari mbir yu nga xam ne moom lañ leen di toppee benn bi moo ñeel seen diggante ak Serigne Diagne di njiital Dakaractu ba ca des ak ay takk der mu di ay policier niki ñetti fan ci weerum octobre daanaka mu di njëlbeenu weer wi ci topp ca pencum ndawu réew ma ñu daal di fay wote sart yu yees yoo xam ne mi ngi jëm ci wàllum terrorisme sart yooyu la sax bokk na ci ay daan yoo xam ne mi ngi ko teg mu nekk ci diggante juróom ba ci fukki atu kaso waaye itam daan yi daanaka mën na dem sax ba ci ñu tëj ki nga xam ne moom lañ koy tuumaal giirub dundam ci kaso gi niki fukki fan ak ñeent ci weer woowule ba léegi ñu daal di bàyyi imaam Ibrahima Sëy mu ñibbi këram moom sax ñi ngi ko doon toppee wàllum terrorisme daal di koy tëj ñaari atu kaso fukki fan kott ginnaaw bàyyi imaam Ibrahima Sëy mu di ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum octobre cour d'appel bu Saint-Louis daal di génneb àtteem jëmale ko ci mbiri Luc Nicolaï moom mi fi doon tëgg wàllum làmb ñu daal di koy daan lu tollook juróomi atu kaso boole ceek mu war a fay lu tollook ñetti téeméeri million Bertrand Tulli di njiital hôtel bii di Lamantin Beach moom Luc Nicolaï sax ñu daal di mujjee teg ci kawam lu ñuy wax ab mandat d'arrêt maanaam fépp fu ñu ko gis rek dinañ ko ngëpp daal di yóbbu kaso waaye nag ba léegi kenn jàppagu ko loolu la waral sax ñu bari di laajte kan mooy yiir promoteuru làmb bi niki weerum novembre di weer wi ci topp ñu daal di jàpp Assane Diouf mu di ki fi doon yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci deru ñenn ci ay njiit yu réewum Sénégal bokk na ci sax njiitu réew mi ba ci ay farandoom yu gouvernement bi moom Assane Diouf moomu leen ñu daal di koy jàpp yóbbu ci kasob Rëbës jamono ji foofu lay yeewoo di xaar ngir ñu àtte ko weeru décembre nag doon weer wu ñu ràññee lool ci wàllum yoon ndaxte ñaari àtte yu mag tijji nañ ko ci benn bi moo di mbir yi ñeel Khalifa Sall mi ñuy toppee ci ay njuuj njaaj ca caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ak imam xam ne ñi ngi koy toppee ci wàllum terrorisme ñetti lañ bët itam procureur daal di ko ciy tijji bokk na ci mbiri Aïcha Diallo ma nga xam ne ma nga ñàkk bakkanam ca l'hôpital bu Pikine Fatou Ilimane Touré ca commissariat spécial bu port ginnaaw bu ñu ko fa jàppe woon jàppam néggandiku maanaam garde à vue ak itam lakk ga nga xam ne daanaka moo jeexaloon parc bu Lambaye nekkee ca Pikine bu ñu génnee réew mi itam ay doomi Sénégal jamono ji ñu nekk ci guddi gu bët setagul ginnaaw bu ñu leen di tuumaal ci wàllum yoon bokk na ci Lamine Diack Mbayang Diop ma nga xam ne ña ngi ko tëj ca Arabie Saoudite Cheikh Tidiane Gadio ma nga xam ne ña ngi ko jàppoon ca foofule ca États-Unis ak kii di Alkali Cissé wàllum terrorisme itam ñu nemmeeku ko bu baax ci at mi ndaxte jàpp nañ ci lu tolloo ko juróom fukki nit ñoo xam ne ñi ngi leen tëj ci kaso gi bokk na ci ay jigéen ay ndaw ba ci sax ay doxandéem yu nekkee ci réewum Sénégal ñu daal di leen di tëj ci ñeenti kaso mu di kasob Cap Manuel kasob Thiès kasob camp pénal bu Liberté 6 dañ fay denc jigéen ñi kaso ga nga xam ne fa la ñuy tëj ñi amagul fukki at ak juróom-ñett ñu di ko wax prison des mineurs bu Hann ñoom sax seeni at daanaka mi ngi nekk ci diggante fukk ak juróom-ñett jàpp fanweer niki at mi ñu génn mu di atum 2000 ak fukk ak juróom-ñaar ñu nemmeeku ci ay ñaawteef yu bari yoo xam ne ñi ngi ko amal ci réseaux sociaux yi ñu jàppoon ci lu tolloog juróom benn fukk ak ñetti nit ci diggante weerum janvier jàpp weeru décembre bokkoon na ci kii di Tiko tatoueur Yaay Satakoba Nadège ak Liliane bokkoon na ci itam Mamadou Sarr ak doomi Gambie bii di Daouda Cissé alors donc loolu daf ñuy tënk rek mboolem dossiers yi nga xamante ne jàll na fi ci atum 2017 am na yoo xamante ci atum 2018 bi yaakaar naa ni dossiers yi bëri nañ trop li ñu fi tudd rek déjà quelque la rek par rapport ak li fi nekk yëpp su ko defee kon même bu fekkente ni mënuñ jël yëpp sax ñu daal di si tànn 10 yoo xamante ni rek benn bu ci nekk dañ leen di wax fan la toll ci kanam bu yoon. d'accord ñu dem daal di koy commencer comme ni nga ko waxee tout à l'heure fraude bi nga xamante ne moom moo amoon ci baccalauréat 2017 bi. waaw loolu bi mu amee yéen a ngi fàttaliku conférence de presse bi nga xam ne procureur de la République bu Dakar sëñ Bassirou Gueye defoon na ko. di wax ne au total 42 personnes lañ ciy incriminé. après ci la ñu joxe dossier bi ki nga xam ne moom mooy doyen des juges
mu am ñoo xam ne daf leen bàyyi am ñoo xam ne daf leen placé sous mandat de dépôt ñu dem prison mu am ñoo xamante ne dañ leen teg contrôle judiciaire mooy dañ lay bàyyi waaye chaque durée soit tu le 15 jours wala chaque semaine wala chaque weer da ngay ñëw signer dañuy confisquer sa passeport doo mën a voyager alors li bees ci mbir mi mooy lépp loo xam ne soxal na mbirum mbokk boobu noonu dossier bi tëj nañ ko clôturé nañ ko maanaam enquête yeeg lépp jeex na depuis àjjuma bii weesu ci le doyen des juges bi tëj dossier bi daal di koy jox procureur parce que instruction ni muy doxee mooy buñ juge d'instruction bi yor dossier bu tëjee enquête yeeg lépp bu léegi procureur nag moom moo war a programmer kan lañ la war a àttee donc information bi ci affaire fuite au bac information bi mooy benn dossier bi tëj nañ ko enquête yi investigation ak instruction yi lépp jeex na ñaareel bi mboolem ñi ngi ciy topp renvoyé nañ leen en jugement war nañu taxaw tribunal correctionnel pour ñu àtte leen ci maanaam loolu nga xam ne moom lañ leen toppee ñetteelu information bi ñu ci mën a jàpp mooy xam nga ci ñi ñu jàppoon bokkoon na ci ñett office du bac mais ñett ñoo ñëpp setal nañ leen parce que mais décerné nañ leen li nga xam ne moom mooy non-lieu parce que kat juge d'instruction bi dafa gis ne amul benn tuuma boo xamante ni mën nañ leen ko teg naam am na ay élèves yoo xamante ne taqal nañ leen ci mais bi ñu demee ba ci biir enquête bi enquête dafa wane ni 3 agents office du bac yi laalewul dara ak li nga xam ne moom mooy fuite au bac bi donc ñeneen ñi ci des yëpp yooyu la ñuy yóbbu en jugement donc ci fan yi di ñëw du ñàkk procureur de la république dina déterminer date bi nga xam ne ci la ñu war a attee mbir moom noonu su ko defee enquête bi ñu tëjoon ci fuite du bac nekk loo xamante ne luy féete boor la. d'accord et je pense que mën nañu enchaîner ak drame bi nga xamante ne moom moo amoon Stade Demba Diop. waaw mi ngi xewe woon 15 juillet 2017 te juróom-ñetti nit faatu si ci côté ñi nga xam ne ñoom ñooy supporter bu Mbour. alors li nga xamante ne moom moo ci dossier bi fi mu toll nag mooy instruction bi ñu ngi koy yeggali ba léegi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fukki nit ak benn lañ ci jàpp parce que fukki nit yi ay supporter Wakam lañ benn nit bi mooy le jeune Bara Fall bi nga xam ne moom la ñuy tuumaal apologie du crime maanaam da doon kañ ñaawteef yi nga xamante ne amoon na 11 personnes yëpp déglu nañ leen maanaam moom la ñuy wax audition sur le fond maanaam déglu nañ la par rapport ak mbir yi pour nga joxe sa position laaj la ci tuuma yi nga xam ne moom la ñu teg léegi nag audition boobu am na ay conséquences parce que léegi seen avocat am nañ possibilité demander li nga xam ne moom mooy liberté provisoire muy bàyyi ndéggandiku parce que pratique judiciaire au Sénégal ni mu tëddee mooy bu fekkente ne dañ la placer sous mandat de dépôt juge d'instruction def ko tant que dégluwuñ la sur le fond mënoo demander liberté provisoire même bu fekkente ne am na avocat yoo xam ne ñoom d'accord uñu ak principe boobu parce que nee nañ position boo xam ne moo koy prévoir mais en tout état de cause loolu mooy position juge d'instruction bi donc le drame de Demba Diop fi ñu toll nii lenn kese moo ci des maanaam ñu déglu partie civile yi audition des parties civiles partie civile mooy famille ñi deele ma seen héritiers yeeg seen ñëw leen war a doon nag ñu mel noonu donc ñooñu seen famille ci fan yi di ñëw war nañ leen convoquer tribunal pour déglu leen par rapport ak li nga xam ne moom mooy mbir mi su loolu jàllee nag ñu daal di tëj dossier bi xool nu ñu leen di renvoyer en procès te contrairement ak office du bac ñi nga xam ne ñoom lañ fay toog ci mbirum fuite au bac bi loolu délit la donc fi ñu leen di toppee mooy tribunal correctionnel mais bu fekkente ne drame bu Demba Diop bi bu ñu fàtte ne ci tuuma yi ñu teg seen kaw daf ci bokk rey nit muy meurtre homicide donc probablement chambre criminelle la ñuy dem sauf bu fekkente ne amul disqualification maanaam wàññiwuñ tuuma yi yóbbu ko ay coup mortel wala yu mel noonu nga xam ne dina leen yóbbu simple tribunal ñu kii mais bu ñu maintenir même accusation yi eh bien bu instruction bi jeexee chambre criminelle lañ jëm chambre criminelle mooy ëttub attekaay bi nga xam ne moom moo remplacé cour d'assises ci tuuma yi nga xamante ne moom lañ teg seen kaw. d'accord man monsieur Ndiaye li ma jaaxal mooy. ñëpp gis nañ drame bi comment ça s'est passé ci stade bi filmé nañ ko comment se fait-il que autant de personnes di xeexandoo di coowandoo ñu tànn ci tant de personnes ne ñii lañ accusé est-ce que s'il y avait des vidéos sur lan lañ ko basé. ok enquête bi ci lu simple la basé wu ndax boo xoolee mbir mi fi mu amee mooy tribune découverte. oui boo demee tribune découverte dañ ko diviser en 3 parties. 3 parties sax dañ ko coloré am na foo xam ne couleur jaune la tribune dañ ko peinture en vert jaune rouge. ñoo nekk ci digg bi ci jaune bi. colonne jaune bi. vert bi waa supporter Wakam ñoo fa nekk. rouge bi waa supporter Mbour ñoo fa nekk. léegi bi ñu visionné vidéo enquête bi dafa wane ne am na ñoo xamante ni supporter Mbour yi xam nga ñoo war a nekk fi ñu peinture en rouge. enquête bi dafa wane ne ñu retrouver leen fi nga xam ne moom mooy fi ñu peinture vert nga xam ne waa Wakam yi ñoo fa waroon toog. de la même manière également am na ci ñoo xamante ne enquête bi dafa gis ne waa Wakam bi dañoo déplacé wu fi ñu waroon toog te ñu peinture ko en vert déplacé wu dem fekki waa Mbour ci biir rouge bi ñu ne leen nag yéen lu ngeen fi def lu ngeen doon def foofu policiers yi xaajal na leen ñu ngi seen diggante yow fii nga waroon toog fi ñu peinture en vert ci supporter waa Wakam yi lan nga doon def fële ci rouge ci supporter waa Mbour yi ñu ne am na ci ñoo xam ne dañ ne non dañ doon génn pour dem ñu ne leen bu ngeen doon génn da ngeen di jàpp parce que policiers yi ñoo nekk ci digg bi donc sur la base de ça la ñu incriminer ñu bari ci ñoom. maintenant instruction bi mi ngi continuer ça ne veut pas dire que parce que juge d'instruction moom liggéeyam mooy day wut charge day instruire à charge et à décharge bu gisee ni kat am na ay tuuma yi mët na sëkk pour ñu yóbbu la àtte la ci la lay doog a renvoyer en jugement bu ñu demee ba ci juge bi la war a juger nag moom mooy xool est-ce que def nga wala defoo mais daal ci li ma la expliqué nii ci loolu la ñu basé wu pour képp ñu ci jàpp ñëpp
sauf bon le kii 11e personne bi ñu ci arrêté muy le Jean Bara Fall mooy ki nga xam dafa nekkoon ci réseaux sociaux yi di kañ li nga xamante ne moom mooy ñaawte fi dañ koy jiiñ li nga xamante ne moom mooy apologie du crime bon Dramé Demba Diop 11 personnes rek lañ ci arrêté même bu fekkente ne ñu bëri gis nañ ne am na ñeneen ñu ci waroon jàpp mais ñi nga xam ne ñoom ñoo autorisé bi am kii mais daal fi ñu toll nii 11 personnes kese lañ ci tegagum loxo te audition partie civile moo ci des pour que ñu clôturer dossier bi xam fu muy mujjee. d'accord donc ñu jàll ci keneen koo xamante ne également sooram intéressé na sénégalais yu bari muy l'insulteur de la république comme ni ñu ko tuddee Assane Diouf. Assane Diouf waaw Assane Diouf jamono yi mi ngi maison d'arrêt bu Rebeuss di en détention provisoire maanaam jàpp négandi ko pour ñu àtte ko li ñu mën a li xebees ci dossier mooy mars bii di ñëw ci lañ ko war a déglu. muy audition sur le fond. ci lañ koy déglu par rapport ak tuuma yi ñu teg ci kawam parce que bu ngeen fàttali ko bu baax a baax 4 délits lañ koy toppee muy trouble à l'ordre public muy maanaam salfaañe kaaraange réew mi saaga boo xamante ne da nga ko jaarale ci ab l'internet ak tamit li nga xamante ne moom mooy diffamation maanaam nga teg ci ay nit ay tuuma yoo xamante ne nekkul lu dëggu ak tamit yeneen accusation ba mu mat 4 délits yoo xam ne moom lañ koy toppee en mars nag ci lañ ko war a déglu sur le fond ci lañ ko doyen des juges di convoqué indi ko bureau ak ay avocat am déglu ko par rapport ak tuuma yi laaj ko lan moo ciy xelam ak xalaat ndax nangu na ko wala déet lan moo waraloon loolu yëpp tuuma yi audition boobu noonu déglu boobu bu amee ba pare nag ci lay soog a am possibilité demander liberté provisoire muy bàyyam dégg comme ni ma la ko waxee woon léegi bàyyam dégg ni ko balaa nga koy mën a sàkku il faut ñu déglu la sur le fond li tax ñu demee noonu nag mooy bu ñu fàtte ne Assane Diouf li ñu koy toppee du crime délit la parce que crime bu ñu ko waxee rek mooy rey nit wala yu mel noonu wala trafic de mais li ñu koy toppee délit la or loi bi dafa ne bu fekkente ne dañ lay topp ak délit tey bi ñu lay téye laata ñu lay atte warul dépasser juróom-benni weer 6 mois article 127 bis code de procédure fàttali ko parce que bu ñu la fa téye ba 6 mois yooyu par force dañ lay libérer directeur prison bi soxlawu sax muy xaar autorisation juge d'instruction article 127 bis moom détenu sax dañ ko këru wax ma la article 127 bis moom ma bàyyi article 127 bis léegi mu bàyyi ma bu ñu lay toppee ak délit tey bi ñu lay téye laata ñu lay atte warul dépasser juróom benn weer lu dul ñu lay toppee lu jëm ci wàllum détournement de deniers publics parce que bu ngeen xoolee Khalifa Sall li mu tëdd avant ñu koy atte ëpp na 6 mois 9 mois la tëdd deuxième exception bi mooy en matière de terrorisme gis nga ñoom Imam Ndaw ay 2 ans et quelques la ñu tëdd ñu leen di soog a atte donc ñi ngi xaar nag léegi jàkkaarloo boobu bu war a am diggante Assane Diouf ak doyen des juges bi ndax tuuma yi ñu teg ci kawam dina ko nangu waaw wala déet. il risque combien. waaw tout dépend ci accusation yi nga xam ne 4 délits la. Sénégal système am bokkul ak système bu état bu dee 4 délits la bii bu ñu la ci tëjee 5 ans bii 10 ans bii 7 ans bii kii dañuy additionné lépp nga tëdd lépp. d'accord mais moo tax ngay dégg Sénégal ay diw tëj nañ ko 95 ans ak 150 ans la war a tëdd ak yooyu mais Sénégal nag principe de la confusion des peines la ñuy appliqué maanaam ñeenti tuuma yi. dañuy xool bi nga xamante ne moom moo ci gën a kawe. ñu maintenir boobu noonu loolu mooy principe confusion des peines. d'accord. ok donc voilà ce qu'il en est par rapport ak affaire Assane Diouf. ñu daal di jàll ci keneen muy Thione Seck. waaw dossier Thione Seck moom boobu moom wax dëgg yàlla jaaxal na nit ñi trop. ndax li ci bees mooy wàllum faux billets umpale wu la ni en 2016 xaw ma 2015 may nañ ko liberté provisoire muy bàyyi ndégandi ko ci mbaaram mbirum faux billets yi yéen a ngi fàttali ko également bañ koy soog a jàpp faux billets 5 milliards. li ci bees mooy jamono yële weesu. juge bi dafa convoqué ay avocat ak moom ci boppam Thione Seck pour ñu saytu mbir yi parce que avocat yi dañu sàkkoon ñu tijji mallette yeeg sac yi ñuy wax ñu compté faux billets yi xool ñaata la parce que ci enquête préliminaire ba avant ñu koy déférer dañu ne woon 45 milliards léegi ay avocat am sàkku nag léegi ci kanamu juge bi nañu tijji sac yeeg mallette yi juge bi ne nañ ma indil benn échantillon ma xool mais échantillon bi ñu indi fekkuñ fa faux billets ay mouchoirs yu verte yu ñu tegle lañ fa fekk ñu daal di renvoyer instruction bi ñu demaat ay weer dégguñ dara avocat Thione Seck yi bindaat requête yóbbu ko ci juge bi ne léegi comme que bi ñuy atte benn échantillon lañ indi woon te boobu fekkuñ fa faux billets ay mouchoirs yu verte lañ fa indi léegi nañu indi échantillon yëpp yi gendarmerie yi waxoon ni saisir nañ ko yëpp nañ ko indi ba léegi ne amuñu tontu juge d'instruction bi depuis ba avocat Thione Seck yi dugalee requête bi pour que ñu indi scellé yëpp yi ñu saisiroon yëpp nañ ko indiwaat ba léegi amuñu réponse kenn xamul fu faux billets yi jaar et c'était avéré li ñu mën a en tout cas bu ñu sukkandikoo ci PV bi gendarmerie de parce que section de recherche ñoo def enquête bi yéen a ngi fàttali sax am na journal bu publié intégralement numéro PV bi ba ñu topp convoqué woon ko parce que dafa publié turu enquêteurs yi ak numéro privé Thione Seck tribunal faux billets yegg si wu fa ci tënk loolu la ñu mën a wax ci dossier bi mais ce qui s'est passé dans l'affaire Thione Seck nag c'est pas la première fois depuis 2013 en tout cas man maa ngi alerté parce que li am ci faux billets bi moo am en matière de drogue est-ce que xam ngeen ni képp ku ñuy topp drogue fii Sénégal bu PV ba defeeral drogue bi du yegg si tribunal xam nga loolu
ku ñu bëgg takkal ci àdduna bi dañ lay takkal. mën nañ la fekk fële rek tappal la PV puisque drogue bi du yegg si tribunal ay PV rek la ñu fay indi mën nañ gis ne mi jàpp nañ ko 2 kilos yamba wala 2 kilos chanvre indien fu ñu koy vérifier. benn drogue bi du ñëw du yegg si tribunal kenn xamul fu muy dem nag loolu moom wax 2013 ba léegi maa ngi ciy alerte di ci wax. mës naa dégg nag benn tontu benn directeur OCRTIS bu ma mës a interpellé parce que xam nga chaque weer dañuy incinérer maanaam drogue bi ñu jàpp ci dañuy dem lakk ko côté Wakaam ak yooyu même bu fekkente ne waa population Mamel ñi ngi kaas nag parce que nee nañ yambaa ji ak drogue yi ñuy lakk foofu noonu ñenn ñi di ko nooy mu leen di kii ak yooyu mi ngi leen di indil loraage ma ne ko monsieur le directeur lan moo tax nit ñi ñuy jàpp ak drogue Sénégal bu ñu leen di defee tribunal drogue bi du yegg si tribunal mu ne ma woy la loi ne nous fait pas obligation indi drogue bi yëpp quoi ñun ils sont pas obligés. waaw mu ne loi bi nee na obligé wuñu leen ñu indi ko mais échantillon rek la ñuy indi. et le reste. mais échantillon boobu dadul yegg si tribunal. lii gis nga li ma lay wax nii depuis 2013 ba nga koy wax kenn mësu ko weddi gisaguma procureur de la république génn weddi ko juge yi may déglu yor dossier yi génnuñu weddi ko waa ministère de la justice amul kenn ku ko weddi dama ni amul kenn ku ñuy toppee trafic de drogue au Sénégal drogue bi ñu la jàppee ñu indi ko tribunal bu ñu lay atte avocat yi dañoo wax ba sonn maître El Hadji Diouf wax na bay bëgg a dee. maître Ciré Clédor Ly wax na bay bëgg a dee amul kenn ku ñuy atte drogue boobu noonu du yegg si tribunal léegi drogue bi fan lay dugg. Très bonne question. bu ko ñi am réponse bi nañu wax. ensuite xam nga chaque weer dañuy jàpp lakk drogue bi ñu mais est-ce que am na benn système de contrôle. buy wane effectivement drogue bi ñu jàpp ci année bi yëpp ñu ngi koy lakk. que li ñuy lakk drogue la déjà. exactement donc loolu yëpp ay interrogation la yoo xamante ne mi ngi fi en tout cas daal lii xew na ci wàllum drogue moo xew ci faux billets yi. la ñu ne woon jàpp nañu faux billet ak Thione Seck 45 milliards faux billet yegg si wul tribunal li fa yegg si mooy ay mouchoirs yu vert yu ñu tegle léegi nag li jaaxal nit ñi mooy fu faux billet dugg. vraiment te ñi ko war a leeral aussi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon saisir. justement parce que PV bi li mu wane kii na mais nag léegi anamu. mais lii bettu ma puisque bu ñu la jàppee drogue bi du yegg si tribunal kenn xamul fan lay dugg. kenn xamul kan lañ koy jox. voilà ce qu'il en est par rapport ak mbir mi donc dossier Thione Seck moom yaakaar naa ne moom. peut-être que ci fan yii di ñëw dinañ ci est-ce que duñ dem ba kii war ko noolu sax jox ko noolu sax kii see lu ne mën naa ne de man de maa ngi fàttali ko bañ ko jàppee bokk naa ci journaliste yi taxaw ne Thione Seck mérite une liberté provisoire coow li bëri ci loolu nag ñu naan ma lu tax nga wax loolu man leen fi ma ko teg fu leer nañu la boobu ñu ngi ko jàpp mi ngi woon en détention nekk Cap Manuel yii ma toogoon fii petit dañu leen Thione Seck mérite na ñu may ko liberté provisoire mais ci ginnaaw bi gis nañu dañ ko mujjee bàyyi après loolu moo ci mujjut parce que li ma fàttali woon du lenn lu avocat yi saa yu ñuy plaidé dañ koy fàttali boo jëlee wàllum drogue loi bi dafa ni nga yor ko policiers yi bu ñu la fekkee même boo ko tuxul le fait que nga yor drogue bi ci say poste rek délit la donc détention bi dañ ko tere waxuma naa nga génnee di ko jaay wala di ko kis contrairement ak faux billet boo demee ci loi yi ciy wax dañ la naan mise en circulation waxuñ détention de faux billet mise en circulation donc ça veut dire que nga génne ko di ko jéem a jaay la loi bi di tere wala ñu fekk la ak machine buy defar faux billet te ñun ñëpp xam nañ ni enquête bi dans l'affaire Thione Seck li mu wane mooy machine bi defar faux billet kër malien boobu tudd Alaay Jité lañ ko fekk moo tax moom mooy ko liberté provisoire ba léegi mi ngi ci kaso bi Thione Seck rek lañ génnee tey ko parce que këram lañ fekk machine bi defar faux billet donc loolu lépp tamit ay mbir la yoo xamante ne yu nekk ci dossier bi yoo xam ne day lu jar a leeral la génnee ko nit ñi xam ko. en tout cas bari na luñ ci war a leeral. mais voilà ñu enchaîner rek ak Boy Djiné. waaw Baye Modou Fall Boy Djiné nekk fële ca prison bu Camp Pénal moom tamit dossier ba léegi mi ngi ci loxo juge d'instruction bi ñu koy saytu. umpale wu leen ne jamono yële weesu am na benn atte boo xam ne waroon nañ ko yóbbu pour atte ko sax. par rapport ak li ñu koy tuumaal yëpp. yenn cambriolage braquage yi nga xam ne dañ ko koy ji mais am na ci boo xam ne dañ ko annulé avocat am dañu évoqué benn cause de nullité ñu daal di neenal donc tuuma yi ñu ko tegoon ci en français facile pour que ñu comprendre les non initiés en droit mën a comprendre facilement li ñuy wax mooy tuuma yi ñu tegoon ci kawam dañ ko wàññi am na ci loo xam ne teggi nañ ko ci parce que daf ci amoon loo xamante ne ba mu ko defee ak léegi dafa yàgg moom la ñuy wax prescription maanaam boo defee dara am na diir boo xam ne dañ bu ñu ko toogee te kenn topp la rek dañ koy daal di kenn mënatu la topp peut-être loolu dinañ ko def beneen sujet parce que beneen thème la léegi nag li jaaxal ñëpp mooy puisque teggi nañ tuuma yi pourquoi libéré wuñ Boy Djiné vraiment li tax libéré wuñ ko du lenn lu dul parce que moom dafa nekk li nga xam détenu pour autre cause DPAC détenu pour autre cause maanaam mooy koo xamante ne dañ la jàpp tëj la kaso avant que ñu lay juger ak li ñu la jàppoon beneen plainte fekk la biir prison donc ça veut dire que bu njëkk bi bu ñu la ci jugé setal la sax doo génn da ngay toog parce que am na leneen lu lay xaar looloo ko des loolu nag loolu mooy leeral bi ñu indi par rapport ak ñi laaj lan moo tax Boy Djiné ba ñu annulé accusation yu njëkk ya ba léegi mu des prison donc l'instruction suit son cours ñu ngi xaar ñu atte ko ci mboolem tuuma yi ñu teg kaw mu bokk ci évasion yu bëri yi mu defoon bi mu defoon police centrale bi mu defoon prison bu Rebeuss ak tam bi mu defoon prison bu Diourbel
bu ñu fàttali tamit ne soxnaam ba tey Jabu Thiam moom tamit mi ngi fële nga xam ne moom mooy maison d'arrêt pour femmes bu Liberté 6 mu ci profité di nuyu mboolem jigéen ñi nga xamante ñoom ñoo nekk prison di jigéen ñi nekk Liberté 6 waa chambre de ñoom ñëpp nag nu mu tuddati dégg nag bor la ñoom jigéen ñi nekk Liberté 6 dafa am lu ñu ma dégg nee nañ bébé bu fa tuddooti bu fa juddooti dinañ ma ko tuddee kon boog maa ngi xaar bébé Papa Ndiaye dégg bor la nag ñu ngi koy xaar voilà donc voilà ce qu'il en est par rapport ak dossier Boy Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné mu nekk en détention provisoire fële ci camp pénal bu Liberté 6 keneen koo xam ne moom nekkatul en détention muy Bamba Fall Bamba Fall maire Médina effectivement moom dañ ko bàyyi woon bàyyi ndëngali ko muy liberté provisoire waaye li nga xamante ni moom moo ci am mooy dossier bi jeexagul enquête bi instruction bi boobu ñu ngi koy continuer parfois muy jum enquête mais en réalité instruction parce que enquête ak instruction bokkul enquête mooy boo nekkee police wala gendarmerie foofu enquête la ñu wax mais bu ñu la xasee ba déféré ba dossier bi nekk ci loxo juge d'instruction on parle donc ñu ngi koy continuer tuuma yi ñu ci tegoon nag benn lañ ci teggewul parce que am na temps yee passé déggoon nañ ay informations yoo wax ne waa tentative d'assassinat dañ ko teggi mais en réalité teggiwuñ ko ci ba léegi accusation boobu mu ngi ci biir muy tentative d'assassinat maanaam jéem a faat nit bu ñu fàtte ni li waral tuuma yi mooy plainte bi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng dugal na ko par rapport ak maison parti socialiste bi ñu attaqué woon le 5 juin 2016 ba am ñu ci jëlee ay gaañu ci kaw loolu ci la porté plainte ñu gis accusation yëpp association de malfaiteurs tentative d'assassinat violence voie de fait ak yu mel noonu donc ba léegi dossier bi tëjaguñ ko l'instruction suit son cours te dossier bi mi ngi ci loxoy doyen des juges du ñàkk fan yii di ñëw dina jël dogal wala bokk ay leeral par rapport ak li nga xam ne moom mooy l'affaire Bamba Fall ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom la àndal ci dossier bi. d'accord Thialé. waaw mbirum Thialé mooy Mansour Diop mi nga xamante ne dafa rëccee woon fële ca kaso bu Rebeuss moom tam ñu jàppoon ko ci fan yële weesu ci biir atum 2017 bi ba léegi sax alors li nga xamante ne moom moo ci am mooy moom atteeguñ ko par rapport ak li nga xam ne moom lañ koy toppee même bu fekkente ne dossier bi am na ñu fi bàyyi. yéen a ngi fàttali ne que bañ koy jàpp du moom dong am na ñaari soxna yoo xamante ne dañ leen jàppale woon ku ci mel ni Penda Diop mujjee nañ ko bàyyi waaye tam ku ci mel ni Nana Soxo nekkoon fële ca mof bu Liberté 6 également ñoom ñaatam ñoom soxna yooyu yëpp mujjee nañ leen bàyyi wax dëgg yàlla parce que dañoo gis ne kat li nga xamante ne moom mooy mbir mi da mérité woon nañ liberté provisoire daal ci tënk donc ñu bàyyi leen léegi mu des ci ki nga xam ne moom mooy Mansour Diop Thialé même bu fekkonte ne temps yële passé sax ñu ngi jotoon ay informations yi ñuy xamal ne dañ ko doon commencé sonal biir kaso mais boobu xaw na am ab tan tuuti ndaxte déggaatuñ ci leneen loo xamante ne lu bees mais en tout état de cause les autorités pénitentiaires sont averties ci wàllu googu noonu famille am ex ñi ngi vigilance di bàyyi xel bu baax a baax dossier boobu su ko defee kon du ñàkk fan yi di ñëw rek dina amal lu bees ci mbirum Thialé. d'accord ñeneen ñoo xamante ne également seen i détention defoon na sous grand presse yi mu duy Ouleye Mané Ami Collé ak itam ki nga xamante ni moo di Penda Ba. Penda Ba waaw ñoom ñett kenn ku ci nekk liñ la jàppee woon bokkul ak sa morom ndax dañ leen arrêté woon séparément journaliste boobu di Ouleye Mané liñ ko jàppee mooy maanaam photo boobu nga xam ne dañ ci wane njiitu réew mi ci anam yu tegginewul bu mu partagé woon si WhatsApp bañ demee ba ci biir enquête bi wane ne photo bi du moom moo ko monté mais nit ku nekk Gambie moo ko monté envoyé ko ci lañ ko bàyyee mu ndégandi may ko may levé mandat de dépôt may levé du mandat de dépôt effectivement ci lañ ko bàyyee bu dee ka li nga xam ne moom mooy Penda Ba ñi ngi fàttaliku li mu defoon mooy saaga olof yi bu dee Ami Collé Dieng benn audio boo xam ne daf ko circulé daf ko partagé woon ci lañ ko jàppee woon yéen a ngi fàttaliku suñu position dans l'affaire Ami Collé Dieng lu mu waxoon jarul woon ko wax dëgg yàlla ñu ko ciy tëj kaso mais ñetti dossiers yooyu yëpp ñoom génnaguñ ci nag de seetaguñ leen de l'instruction ba léegi ñu ngi koy yeggale dafa fekk ne dossier boo xamante ne dossier bi ñuy accordé priorité mooy bi nga xam ne personnes yi ñu impliqué dañu nekk ba léegi en détention bu fekkente ne benn dossier nit ñi ci jàpp ba léegi ñu ngi kaso boobu la ñuy gën a accordé priorité par rapport ak boo xamante ne nekkuñu en prison donc du ñàkk fan yii di ñëw également dina am lu bees ci biir moom doyen des juges bi dina jëlaat dogal ñoom Ouleye Mané ñoom Penda Ba ak mooy woykat boobu di Ami Collé Dieng d'accord am na également ñeneen ñoo xamante ne seen procès peut-être première la nar a nekk fii ci Sénégal mu di ñi nga xamante ne dañ leen di tuumaal que ay terroristes ay terrorisme waaw effectivement parce que procès bi mi ngi war a am le 14 février muy ñoom Imam Ndaw ak au total daal 32 personnes lañ ñoo xam ne dañ leen war a àtte leneen li ci jaaxal nañu rek mooy du ñëpp du ñu arrêté ñëpp pour terrorisme la ñuy war a yóbbu àtte leen am na ñoo xam ne ba léegi ñëwuñu Imam Dianko bokkul ci ñu war a àtte Sayer Kébé te Imam Dianko bokkule na moom la njëkk a jàpp ci affaire terrorisme même bu fekkee ne yeneen dossier Imam Ndaw yooyu moo gën a moom la kii ñuy wane ni nataalam mooy Imam Ndaw mais Imam Dianko photom sax gars yi amuñu ko siiwul noonu parce que génnul mais moom la njëkk a jàpp ci tout en matière de terrorisme fii ci Sénégal parce que ñu ngi ko arrêté woon en 2013 ba 2018 moom yaakaar naa ne ëpp bu jegewul juróomi atam li ko koy teree mag bëriwul donc Imam Dianko bokk ci ki nga xamante ne moom mooy Sayer Kébé tamit également élève la woon bokk ci ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy étranger yi jàpp parce que étranger yi nekk ci kaso yi bëri nañ de au total 50 personnes la ñu tëj ci kaso Sénégal yi
di leen jiiñ wàllum terrorisme ñu ngi leen tas nag ci ñeenti kaso fële nga xam ne moom kuñ ci jàpp nag Rebeuss ngay jaar avant ñu lay yóbbu beneen prison donc prison bu Thiès am na ñu fa nekkoon jigéen ñi fa lañ leen dencoon ñetti jigéen lañ ciy topp au total prison des mineurs bu am na mineur bu fa nekk di xaar prison Cap Manuel moom li ci ëpp ci ñoom fa lañ nekk ñoom Boubacar Décolle Ndiaye ñoom Mamadou Moustapha Mbaye ñoom Moustapha Diatta ak ñeneen boo demee camp pénal bu Liberté 6 di nga fa fekk imam Ndaw camp pénal la nekk ak ñoom Omar Kayta ak ñeneen mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ mais ñu ëpp ci ñoom daal le 14 février la ñu war a ñëwaat tribunal bu Dakar pour ñu àtte leen fii ñi nga xam ne ñoom lañ au total 32 personnes par rapport ak ñi doon ji lu jëm ci wàllum terrorisme. d'accord man Pape ci procès boobu noonu li ma xaw a jaaxal tuuti mooy avant renvoi bi dañu gis par exemple procès yu ci mel ni ñoom Khalifa Sall ak yeneen dañu doon tere nit yi ñu dugg ak seen téléphone wala sax bu fekkee da ngay dugg ak moom da nga koy fay mais fii li nga xamante ne moom la nit yi remarqué c'est que am na ñu am même vidéo wu ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ni que c'est des présumés terroristes filmer salle bi ñuy am ay photos et cetera pourquoi. bon ban dama jàpp ni peut-être ñi def loolu xamuñu nu yoon di doxee wala amuñu habitude ni ñëw tourner parce que effectivement comme ni nga ko remarqué il est formellement interdit nga dugg ci salle d'audience salle de procès fu ñuy attee nit nga fay utiliser téléphone ngay photo wala ngay filmer c'est formellement interdit par la loi ku ci juge bi jàpp mën na la ci yóbbu kaso. donc ñaar moo mën a am benn mooy peut-être ñi doon def loolu xamuñu ne loolu dañ yoon dañ ko tere ñaareel bi tamit mooy takk der ya fa nekk également ñoom ñoo war a xamal nit ñi ne kat lii yoon daf koy tere. mais gis nga tu as bien fait sax nga soulever loolu parce que dafa am benn lettre boo xam ne premier président cour d'appel bu Dakar le juge Demba Kandji génne na ko te dama ti profité di ko jàllale nit ñi. le juge Demba Kandji nee na te loolu sax affiché nañ circulé boo affiché nañ ko procès terrorisme yi war a am ak prophète Khalifa Sall ak yooyu. cour d'appel bu Dakar génne na ab bataaxal di xamale ne dugg salle d'audience di fa utiliser téléphone ngay filmer wala ngay def yu mel noonu dañ koy tere te ku ci yoon jàpp dina la teg loxo loolu wax dëgg yàlla ñi nar a ñëw le 23 janvier ci procès Khalifa Sall nañ ko bàyyi xel ñi war a ñëw le 14 février ci procès ñoom Imam Ndour nañ ko bàyyi xel téléphone portable ku ñii ñu utiliser salle d'audience di filmer wala di photo parce que déjà nit ku ñu jàpp nga nekk ci loxo yoon kenn amul droit filmer la loolu yoon daf koy tere. on voit leurs photos partout seen ay vidéos c'est formellement interdit par la loi peut-être que man dama jàpp rek ne bon xam nga du ñëpp xam du fi ñëppay fréquenter tribunal pour xam ni muy demee donc puisque xamuñu ko woon ba def loolu léegi ñu xamee ko ci rek ci loolu xam naa sax loolu waral bon ñu génnee cour d'appel génnee circulaire boobu affiché nañ ko sax buntu salkat ku ko ñëw di leer ko fi di nga ko gis téléphone yi filmé yeeg yooyu noonu vraiment ñu moytu ko bàyyi ci xel bu baax a baax parce que ko ci def tamit lenn mën na la cay fekk d'accord parce que loolu tam day violer dignité voilà dignité de la personne dignité de la personne quoi sa papa wala sa frère sax c'est ça donc ñu daal di koy jeexale ak Oumar Sarr. waaw Oumar Sarr bu ngeen fàttalikoo mooy jàpp bi ñu ko fi jàppoon ci maanaam mbirum diffusion de fausses nouvelles yi donc boobu aussi également dossier boobu ba léegi mi ngi ci loxo yoon tëjaguñ ko ndaxte gis ngeen ni jàppoon nañ ko fi quelque temps avant ñu koy may liberté provisoire mooy bi muy addu rek ci li nga xamante ni moom mooy affaire Lamine Diack bi am na benn bataaxal boo xam ne communiqué bu mu ci génne woon au nom du PDS comme quoi que le comité directeur PDS dañoo réuniroon génnee ci kii bi ñu gis ministère public di ko topp pour diffusion de fausses nouvelles ak tam li nga xam ne moom mooy faux et usage de faux ci kaw loolu ci lañ ko mënoon bàyyi bu ndëgg na ko liberté provisoire mais dossier bi ba léegi tëjaguñ ko l'instruction suit son cours donc fan yii di ñëw du ñàkk doyen des juges dina ci jël beneen dogal donc lii moom lenn la rek par rapport ak dossier yu ñu fiy tànn mais duñ am na yeneen ak yeneen yu bëree mais ci tënk li ñu mën a jàpp rek mooy ci agenda judiciaire 2018 bi procès yi nekk suñu kanam bi si jiitu mooy le 23 janvier bii di ñëw mooy procès Khalifa Sall ak ñi mu ci àndal bu ñu duggee mois de février le 8 février Aziz Ndiaye promoteur procès ci lay am ak tamit ki nga xam ne moom mooy le 14 février ci la procès ñoom Imam Ndaw ak yeneen ak yeneen am na ci dossier yoo xamante nag ñu ngi koy xaar lu mel ni l'affaire Luc Nicolaï ñu ngi koy xaar affaire Kémi Seba yéen a ngi fàttaliku parquet dafa defoon appel même bu fekkee procureur def na appel mais Kémi Seba moom génn na Sénégal ñibbi donc xaw ma appel boobu après nan la mën a jëriñ ak yeneen yoo xam ne mi ngi suñu kanam peut-être lépp xaju fi dañ koy daal di yemale foofu rek bu ci beneen jotaay ñu daal di koy yeggali